أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اختفى آثارهم واستنى بسنتهم واختفى بهم وبهم إلى يوم الدين bokki téléspectateur yu TFM religion asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo ci waxtu wi bu àjjuma jotee bu 15h30 jotee ñu jéggulu retard yi ñu am ci minutes yi ngeen jéggal ñu ko tabaarakallahu delsiwaat nañu ci émission bi ñu tudde diine ak xew-xew yi nuyu bu baax le PDG monsieur Youssou Ndour ak mboolem collaborateurs yi koy jàppale ci liggéey bi rawatina nag directeur bu TFM religion muy Seydou moom mi mu dénk TFM religion ak njaboot gi jàppale Seydou ci liggéey bi yépp nuyu bu baax suñu techniciens yi nuyu bu baax caméraman yi ñu àndal nuyu Adja Gagne Siri ci production bi ak coordination yi nuyu bu baax mboolem ñi nga xam ni participer nañ ci émission diine ak xew-xew ngir ñu mën a daje fii comme ni ngeen mën a miine émission bi nag émission bi Hadj Malick Diop moo koy présenté waaye toujours dañuy toog comme li ma wax bëgg a defar réew mi te lii kilifa gi ko santaane réew mi nag ku ko bëgg a defar da ngay seet ñu loxo yi set ci mag ñi loxo yi set ci ndaw ñi moo tax tabaarakallahu ñu dajale fi ñaar tey ñaar ñoo xam ni war nañu mën a waxtaanee li nu bëgg a waxtaanee ndax heure bu réew mi soxlaa rek dañuy seet ñoo xam ni seen loxo set na ca domaine ba ñu nekk da ca yëngatu réew mi woolu leen ñu ñëw toog fii ci diine ak xew-xew mën a jàngat ba bu ñu fi jógee téléspectateurs yi am lu ñu mën a synthèse yëg ni li xew lii lañ ci mën a jànge mu nekk nag débat boo xam ni débat dañuy wax ni débat mais du débat partisan du débat boo xam ni dañu bëgg njëriñ feeñ ndax toujours bu leen fàtte ni suñu waxee diine ak xew-xew daañu soxla touche diine bi mooy yonent bi dafa wax ni dëgg même bu fekkee dafa dal sa kaw amal gëm-gëm am nangu wax ni dëgg dal na sama kaw donte maa nekk ci toor waaye dëgg ñëw na yonent bi dafa wax ni tamit heure bu sa nawle nekkee ci dëgg dimbali ko mais bu nekkul ci dëgg tamit dimbali ko nan lañ koy dimbalee bu nekkul ci dëgg jàngal nañu ko yàgg ngeen ko dégg ñu koy waxtaanee moo waral tey jii diine ak xew-xew am na xew-xew yu xew ci réew mi dinaa leen ko wax léegi moo nar a nekk suñu jotaay mu insha allahu rabbuna PDS parti la bu mag di parti boo xam ni ki ko sosoon tey moom rek moomatu ko ndax li mu liggéey dafa bari PDS jur ay doom jur ay parti defar ay nit ñoo xam ni tey ba ci ki ngànk réew mi tey yor ko ci wàllu politique la ca gën a màgg ci moom donte jaar na ci beneen parti PDS la ko defaroo foofu la ko amee ba tey ji loolu moo ko may mu yor nguur gi PDS kon nekkatul parti boo xam ni parti Abdoulaye Wade la nekkatul parti boo xam ni parti PDS mais parti la boo xam ni tey Sénégal la ko moom comme ni mu valable ci PS valable ko ci yeneen parti yooyu rek laa mën a tudd ñu xam leen bu baax ñu nekk ay parti yoo xam ni c'est des patrimoines historiques yoo xam ni Sénégal la ko moom loolu moo waral tey bi PDS amee yëngu-yëngu jafe-jafe ñëw ñu seet ñaar ñoo xam ni mën nañ ko jàngat kenn ki ci biir parti bi la bokk daañu leen ko présenter léegi muy monsieur Ndiaga Diaw Ndiaga Diaw ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay imam di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi suivre diine ak xew-xew yi à travers TFM religion. di nuyu également bëgguma def présentation bi ki nga xamante ni moom laa seqal plateau bi. di la nuyu di kontaan ci dalal bi. su ma doon wax Ndiaga Diaw bëgg la présenter ci PDS lan laay wax. waaw bu fekkente ne dama koy tàmbali ci base bi. man maa ngi tudd Ndiaga Diaw. nekk ci sama commune muy Thiès Ouest ma nekk secrétaire général bu parti démocratique sénégalais au niveau de Thiès Est de Thiès Ouest nekk le responsable départemental de l'UJTL de Thiès wëlbatiku bokkaat bureau exécutif national
bu UJTL. nekk membre du comité directeur du parti démocratique sénégalais. nekk également membre du nouveau secrétariat national du parti démocratique sénégalais. jërëjëf monsieur Ndiaga merci beaucoup ñu ànd ak suñu analyste tey nekk suñ consultant tamit mën ko jàngat moom tamit ndax journaliste la borom xel mu rafet la nekk tamit ci kër gi mën nañ ko sax jàppee suñu kilifa ci jotaay bi muy monsieur Barka Ba ñu miin ko bu baax ci télévision bi miin ko tamit ci yu bëri monsieur Barka Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay imam di la remercier bu baax ci émission bi ma invité di nuyu sama natango Ndiaga ak say téléspectateurs mais surtout di la dalal jàmm ci kër gi et puis di ñaan émission bi mu nekk ay émission ba mu nekk institution ci kër gi. macha allah Barka loolu ma wax la ñu bëgg a waxtaanee waaye réew mi am na beneen xew-xew bu fi xew daañu ko tudd incha allah bu ñu jeexalee sujet bii ma tudd. muy gis nañu ni am na benn comportement boo xam ni ci wàllu administration bu ñuy wax ni commissaire moo ko def bu parcelle ba xaw na indi sax changement ci ay institution ba poste ba mu nekkoon jóge na fa kon nekkul lu ndaw loolu itam incha allah daañu ko jàngat mu nekk suñu deuxième sujet waaye Barka réew mi dafa am lu fi xew dafa am ay doom yoo xam ni heure bu ñu demee benn sénégalais bu dee bu ne dafa rëy ci réew mi même bu ko kenn xamul waaye heure bu sénégalais bu ràññeeku demee tamit daañu taxaw jaale ko rawatina ci diine ak xew-xew suñu waajur lañ ciy jiital nekkoon ci Médina Gounass muy Thierno Abdoul Aziz Ba nga xam ni moo nekkoon porte parole nekkoon ki yoroon wàllu lu bëri ci mbiru Daaka bi yàlla dogal mu génnee àdduna Makka defe naa ni koor bi ñëw na ba njortu naa ni denc nañ ko waaye diis na trop ci Sénégal jëmm ju rëy la waaye tamit am nañ beneen doom boo xam ni doom la bu ràññeeku ni mën nga ko bañ a miin ci jëmm ngeen xamante mais képp ku réew mi ñor yitteem doon nga ko dégg muy monsieur Jacques Diouf bu FAO jóge na fi moom tamit yaakaar naa ni tey jii ñu ngi koy denc ca Saint-Louis gannaaw julli juma te waxtu wi ñu toll ñu ngi en direct ak yéen ñaari doom yooyu nga xam ni defal nañu Sénégal dara bu ñu génnee àdduna diine ak xew-xew war na leen a wax massa jaale leen balaa ñuy commencé waxtaan wi. dëgg la imam dañuy dellu di yeesalaat suñu njaal rek seeni famille njëkkee ko ci suñu kilifa diine bi Abdoul Aziz Ba te yàlla moomee ko fële ca Makka ñu koy jaale xalif général Médina Gounass ak xalif généraux wu réew mi yëpp. ak kër diine yëpp di ko ñaan yàlla na ko yàlla xare àjjana ku ñu xamoon ràññee woon taxawaayam la ci Daaka Médina Gounass ñëpp seede woon nañ ci moom ay seede yu rafet ak taxawaay bi mu ci amoon donc ñu koy wax rek man ma koy wax ci pulaar yow àll yu moomu yaafumu yow juuɗe moƴƴe njaboomu yàlla xaar nu mu aljanna keneen ki nga tudd fi tamit muy Jacques Diouf kàngam ku bu mag la woon dañ na temps bi duñu ko may ñuy revenir plus longtemps ci carrière am mais FAO pour nga gis dimension bi rek presque ku mus a jiite rang chef d'état nga yor et benn firnde bu ndaw rek suñ ko jëlee mun nañ ñoo won dimension wu Jacques Diouf mooy bi mu génnee àdduna président wu Guinée Alpha Condé moom ci boppam moom moo ñëw ne dafay jël en charge rapatriement corps bi ak jël en charge funérailles yi muy wane rek ne kon ki mu nekkoon du ku ndaw donte ñun fii Sénégal xam nañ dimension am waaye tamit ci sous région bi nit ñi dañ ko doon njëkkante parce que bi muy jógee fii ci ay fonction am dafa dem Guinée moo leen defaral seen plan wu initiative agriculture mu nekk kon du nit ku ndaw ko on a perdu un grand monsieur ci xam-xam ci dal ci yar ñu koy jaale waa Saint-Louis di ko jaale njabootam ñëpp di ko jaale Sénégal. monsieur Ndiaga Diaw. jërëjëf imam damay associer rek samay njaal ci Barka li mu wax je pense que kilifa gu toll noonu ci wàllu diine su génnee àdduna dina nekk tiis dina nekk mettit waaye dañuy delluwaat rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla na yàlla xare ko aljanna ñu ngi massaw bu baax xalif généraux yëpp beneen bi aussi bi mu wax muy Jacques Diouf ñun ndaw ñi lii Lamine Diack wax ci levée du corps Jacques Diouf bi man loolu laay dolli wax ñun ndaw ñi war nañu di roy ci
personnalité yu mel noonu yu mel ni kii Jacques Diouf parce que dañu liggéeyal àdduna bi laa wax de manière globale ba yàlla moom leen et ñun ndaw ñi aussi foofu la ñuy xaar ñu ngi massaw di jaale ñëpp di profito di ko jaale waale borom kër gi muy le président directeur général Youssou Ndour ak mbooleem waa TFM. jërëjëf Ndiaga, PDS yëngu na jafe-jafe ñëw na ci muy parti boo xam ne li ma wax sànq du parti bu ndaw ndax ki yor réew mi ci PDS la génne donte libéraliste jusqu'à présent taxaw ba jël réew mi Abdoulaye Wade nekkul ku ndaw jafe-jafe am na ci biir PDS comme dañuy wax ni nit du natt ci lu mu xamul su balaa may laaj dara dama bëgg a wax Ndiaga nga wax Sénégal lan moo xew PDS ba coow li judd. PDS dara xew fa lii xew PDS moo war a xew ci parti boo xamante ni dafa doxin bu normal c'est-à-dire parti dafay toll ci moment boo xamante ni dañuy yeesalaat bànqaas yi réorganiser ko defaraat ko parce que bu ñu fàtte ni depuis 2014 réorganiser wuñu suñu parti te réaménagement boobu ñu defoon 2014 daf ci am ci diggante boobaak léegi ay responsable yoo xamante ni yàlla def na ni ñu émerger nekk ci seen base di liggéey ba tey Sénégal xam leen et jàpp naa ni nag Abdoulaye Wade moom ci suñu règlement intérieuru parti notamment article 19 bi moo ko may mu xool ci jamono bi mu jàppee ni war nañu réorganiser parti bi mu samp kuréel donc leneen xewul lu may ba muy fal Omar Sarr ak ña àndoon ak moom la xewoon mooy jugé ne war na defaraat mu defar indi leen looloo xewaat tey mu jàpp ne war na defaraat am ñu mu jëlee am ñeneen ñu mu indi léegi nag segam ñu ngi ko doon nangu depuis boobu ba léegi noonu la parti bi mës di doxee man gisuma ñu toog ba tey mu war a indi coow ba tax tey ñu jóg génn benn groupe taxaw ne ña ngay def tey conférence de presse xaw ma fan pour wax ne daal d'accorduñ ci li Ablaye Wade def en tout cas nii la mbir yi mës di demee. yow amoo benn gêne ci toog défendre lii Ablaye Wade def amoo ci benn gêne. au contraire je suis très bien à l'aise dama ni nii la daan demee nii la mës di demee. amoo gêne ci dégg ñu ne groupe boobu génn ci la Omar Sarr bokk groupe boobu ci la Maître Amadou Sall bokk groupe boobu nga seet. maanaam li may wax mooy. kilifa yëpp ñoom lan lañ am lan mooy particularité bi lan mooy seen particularité maanaam ñoom lan la ñu am seen particularité mooy instance yi gënoon a rëy ci biir PDS ñoom ñoo ko yor. kan moo leen ko joxoon. mais ki leen ko joxoon mi ngi fi Ablaye Wade moo leen ko joxoon. moo ko nanguwaat xam nga aussi nit ki. non Ndiaga est-ce que Ablaye non balaa ñuy commencer dama bëgg bu dee li ñuy wax Ablaye Wade est-ce que gêné woo yow. toog fii di défendre li mu def est-ce que gêné woo ci. amoo ci benn gêne Imam dama bëgg sénégalais yi ñuy déglu. ñu comprendre li xew mooy Omar Sarr. muy Omar Sarr muy Amadou Sall muy Babacar Gueye. kenn ci ñoom nekkul woon responsable parti bi en 74. 74 Omar Sarr n'était pas coordonnateur du parti. En 74 Babacar Gueye n'était pas porte-parole du parti. En 74 Amadou Sall n'était pas porte-parole du secrétaire général national. ñoom dafa am ñu ñu remplacer. ñu remplacer Abdoulaye Wade moo leen fa tegoon dem ba jëmmi jamono puus leen indi leen. 2012 bi ñu perdre pouvoir bi la Omar Sarr nekk coordonnateur u parti bi ñoom Pape Diop d'accord wuñ ci woon Pape Diop bu bokk gis-gis. loolu ko génne moom waaw mais ñoom dañoo ber seen langue dem génn boole wuñ ci wax. ñun ñi nga xamante ni décision Abdoulaye Wade mën na ko jël mu neex ñu wala mu bañ ñu neex. ñu ñëw ànd ci. buñ ci d'accord woon aussi dañuy dem lijjanti ji leneen. mais donc lan mooy ndayu. benn groupe de personnes ñoom ñoo war a occuper ay responsabilités keneen waru ci bokk dañu wax ne parti bi bu fekkente ni ci suñu règlement intérieur parti dañu wax ne ku sant Sarr yow yaa war a nekk coordonnateur bi nañ wax bu fekkente ni ku dëkk Dagana moo war a nekk coordonnateur parti nañ wax mais attends ki faloon Omar Sarr moo dem ba gis ne jot na pour mu changer mu indi ki mu indi maire la comme Omar Sarr ki ko remplacer bu fekkente ne yaa ngi waxu légitimité Omar Sarr maire la Dagana. Bara Gaye maire la Yeumbeul Sud. donc où est le problème. d'accord mais est-ce que changement bi li ci xaw a tey xel est-ce que nekkul ni dafa mel ni dañu seet ñi nga xam ni ñoo gëm Karim Wade parce que changement bi li tax
mu xaw a jaaxal Sénégal ci ñu bëri jaaxal réew mi la classe politique yëpp yëngu mooy dañu jàpp ne Ablaye Wade acte yi muy posé nii acte la yoo xam ni depuis presque mën naa ne bu dee jàngat nañu ci observateurs yi li ñu wax dañu ne looloo génne Idriss Seck bëgg a imposer nit ñi Karim Wade 2003 2004 looloo génne ñu bëree bëri ba président de la République Macky Sall li ko génne source bi mooy digganteem ak Karim Wade est-ce que du Ablaye Wade dafa préparer Karim Wade parti bi comme ni Sénégal amee héritage ci wàllu diine nga xam ni jàkka joo dem tey dañ naan jàkkay diw diine tarixa boo dem ku fa jóg ki nga fa bàyyi mooy sa doom tey tarixa yi loolu moo fa am jàkka yi loolu moo fa am est-ce que du tey parti yi dafa mel ni boo seetloo Sénégal loolu mooy bëgg a am mooy Ablaye Wade dafa préparer parti bi pour ne sama doom képp ku ma jàpp ni àndul ak moom dañu lay écarter jël koo xam ni parce que Bara Gaye mi nga wax aw ma benn peut-être gêne ci wax loolu mooy Bara Gaye bi nga wax dama jàpp ni nit ñi dañu wax ni amul jaar-jaar bu ko war a may mu jiite ku mel ni Omar Sarr jiite ku mel ni Amadou Sall te loolu Ndiaga defe naa ni yow war nga ci mën a tontu. c'est-à-dire maanaam légitimité la légitimité mooy base politique xam nga politique ñan ñoo war a jiite ñi am mbooloo néew ma Omar Sarr warul jiite mais Bara Gaye dafa gagné commune am muy Yeumbeul Sud nekk fa maire kon kenn ëpp ko légitimité beneen bi ci des yaa ngi wax ñi jege Karim Wade mais ñi jege Karim Wade tey boo dee xool mouvement de soutien karimiste yi soo leen dajalee dinañu nekk au moins 30 ba 40% de la base naturelle du parti démocratique sénégalais mouvement karimiste yi te li may wax nii ñii ñëw ci terrain bi bu ñu amee ay marche ak ay manifestation gis nañu mobilisation yi karimiste yi di def muy beneen bi ci des ñu wax ko du lu ñuy nëbb lu leer la mooy ñoom bu fekkente ni dafa am lu ñuy naqarlu mais su Karim Wade génnee 1 million pour fonctionnement parti bi ñoom nañ génne 500 000 bu ñu waree lambu poche Karim Wade mooy génne xaalisam loolu mooy réalité bi bu ñu waree mobiliser mooy mobiliser suñu amee ay poste de responsabilité ñu ne nañ leen jox ñeneen nañ leen écarter Karim Wade mais loolu fu mu tegu Karim Wade c'est un responsable du parti am droit bokk ci secrétariat national beneen bi ci des Karim Wade mënugul nekk responsable du parti lu tax parce que koo xam ni am nga problème pour ñëw ci réew mi non loolu sax mën a nekk responsable du parti da ngay mën a ñëw ci réew mi attends le parti a des déedéet Ndiaga loolu ci histoire man musuma ko dégg nous avons des structures un peu partout dama ne histoire musuma dégg nit ku nekk à l'étranger imam avant 2012 bëgg a nekk avant 2000 Karim def na ay at yu bëri ci bitim réew te terewul woon mu nekk ci parti démocratique sénégalais fu mu fi mës a doon moo xam Angleterre bi mu nekkoon moo xam France fédération ba fa nekkal PDS daf ci doon bokk di liggéey Qatar ba mu nekk mais le PDS est représenté à Qatar c'est pas parce que da ngay nekk Sénégal rek ci nga mën a liggéeyal parti bi ki nekk Guinée bokk parti démocratique sénégalais day dem bokk ci fédération PDS bu Guinée loolu beneen bi mooy man Amadou Sall ak Babacar Gaye ak Oumar Sarr man dañu ma jaaxal ndax lan jaaxle bi mooy ku mel ni Babacar Gaye moom lu mu mës a wax ci parti bi di ko décrier di ko kaas mooy organisation bi ni ñuy organiser woo méthode bi baaxul man marche bi ñu mujjee daje man ak moom dane ma nii ñuy doxee ci marche bi sax baaxul man ba may organiser ay marche ay numéro laa doon joxe moom Babacar Gaye moom ko wax tey parti démocratique sénégalais réorganiser ay structure am ne la waa d'accord yow comme que organisation nga doon kaas kaay ñu jox la yow organisation parti bi nga delloo ko nañ ñu wax lan moo nekk ci ginnaaw loolu muy benn Amadou Sall moom juriste la de formation avocat la ba pare communication ñëpp xam nañ ne yàlla am na lu mu ko ci may ñu ne la kaay ñu jox la lépp lu jëm ci wàllu juridique ci parti bi ba noppi def la porte-parole secrétaire général national nga delloo ko nañ ñu wax ñoom lan la ñu bëgg en tout cas li Ablaye Wade war a def mooy réorganisation dem jëli ay responsable de base jox leen ay responsabilité def na ko ñoom aussi jox nañ leen ay responsabilité ñoom ñoo teg seen ndombay tànk donc lu nekk ci ginnaaw nag xëy na peut-être mën nañ ko jàngat bu ci kanamee dinañ ci ñëw jërëjëf Ndiaga Diaw dañu bëggoon xam lan moo xew biir PDS wax nga ko lii Ablaye Wade def ci ay changement am na nu ko nit ñi jàngatee
yow li nga gëm mooy Ablaye Wade changé wul deful réforme pour lan Karim Wade da nga jàpp ni dafa def réforme pour ñi nga xam ni seen liggéey kenn ku ne li nga mérito ñu jox la ko. Barka en tant que observateur bu toog di observer bu ñu la laajoon tey li nga dégg ci coowal PDS ak ni nga ko jàngatee li nga dégg réseaux sociaux yi li nga dégg ci actualité bi ak question bii ñu wax Ndiaga mu répondre ko te nee na gêné wul pour défendre li Ablaye Wade def en tant que citoyen boo xam ni parti PDS même bu fekkee bokkoo ci am na lu mu liggéey loo xam ni mënoo ko miim tey boo jaaree ci réew mi gis lu PDS def boo xoolee gis lu ci wàllu presse bi nga nekk gis ni avancement bu rëy bi Ablaye Wade ñëwee am na ci tey bu ñu la laajoon ne la situation yi PDS nekk boo ko doon jàngat lan nga jàpp ni moo ko indi ndax ku bëgg a préparer benn nit la wala koo xam ni àndandoo ak moom dafa métti ba kum masa àndal ngay numéro 2 mu faagaagal la nga jóge fi. waaw jërëjëf imam li nga wax lu am solo la PDS du parti bu ndaw comme ni nga ko waxee patrimoine la au même titre que PS ak yeneen parti ànd jëf wala LD wala PIT wala sax PAI donc nga bokk ceeg bañ cee bokk nga nekk analyste lépp lu xew ci biir PDS parti boo xam ne def na 26 ans d'opposition dal di def 12 ans au pouvoir après delluwaat ci opposition du parti bu ndaw donc yëngu-yëngu bu ko laal rek dina am lu mu laal ci réew mi et dafa intéressant pour analystes yi ñu koy jàngal mais soo xoolee bu baax depuis plusieurs années lii nii xew du gulet ban dama jàpp ne PDS dafa nekk ci crise structurelle depuis lu yàgg xëñ na lii da ko gën a firndeel rek gën ko accélérer su fekkee dañoo dellu ci histoire PDS ay purge wala ay réero comme yeneen parti yi mais foofu dafa yàgg fës depuis bu ko Ablaye Wade créé ak ay ñoom Fara Ndiaye pour jël rek yenn crise yu gën a violente yi nga xam ne après dafa tàggali ko numéro 2 bu mel ni Fara Ndiaye suñu xoolee aussi pour Serigne Diop di génn ci parti bi di créer PDSR et cetera dafa nekk ne PDS bi mu nekkee ci opposition parti bi fi nekkoon mu jàmmarloo ak moom muy PS daf ko yàggoon sonal Abdoulaye Wade mus na fi gagné sax mus na fi am sax ay député ci élection je pense après 78 am député yu bëri ñu jékki-jékki député yooyu ñu bëri wor ko daal di beddeeku parti PS jënd leen ñu daal di ko woon gannaaw donc yàgg na vivre ay affrontement yàgg vivre ay crise loolu du lu bees ci Ablaye Wade bi mu demee tamit ba ŋànk nguur gi effectivement gis nañ PDS y a eu beaucoup de contradictions ci yi nga wax yu gën a fës yi Idrissa Seck xam nañ lu ko boole ak góor gi ci lu bëri moom ak Macky Sall gis nañ seen diggante fu mu mujjee ba ci problème mu nag tey pour man kuy ndeyu mbill ji muy le cas Karim Wade Karim pour man problème la ci histoire u PDS ndax lan pour plusieurs raisons raison bu tax mu gën a compliqué bi mooy doom la te direct su duggee ci fonctionnement parti après pour objectivité bi wala ñu mun ko analyser sans passion du yomb xëy na Karim su dul woon doomu Ablaye Wade peut-être du am jafe-jafe yu demee mais lu mu nekk doomu Ablaye Wade aussi moom boo ko mën a tax mu am yenn ndombo tànk yi loolu moo tax mu fës ci parti bi man dama jàpp ne Karim ëppul légitimité quelqu'un comme Modou Diagne Fada bu ñoom Modou Diagne Fada nekkee ay étudiants di xeex di ñafe ak ñu bëri man pour man PDS ñu ñafe histoire u PDS dëggantaan du forcément les grands noms que l'on connaît muy même Idrissa Seck ak Macky Sall man jàpp naa ne am na ñu leen gën a légitime ci parti bi soo xoolee lu ku mel ni Ablaye Faye ak la bande donte d'accord uma ak ñooma ci ay affaires yu bëri la bande ak Clédor gis nga ñooñu noonu ak ñu doon nekk ñaari tali di génn ci manifestation yi quelqu'un comme Pape Samba Mboup ñooñu dañoo sonn ci PDS dañoo xaru ci PDS mais au moment des récompenses ak parti nu muy dox am na ñeneen ñu mu tuddul soo ku lim juuma bëri na ay anonyme yoo xam ne
xëñ na fekkee wuñu njëriñu PDS wala récompensé wuñu leen mais parti moom mooy doxee noonu àdduna mooy doxee noonu donc c'est pour dire que su fekkee question légitimité la Karim Wade gënu ci woon fës xëñ na moo ngi doon jàppale papam ci suuf moom ak ay waajuram moom bu étudiants yi di sonn moom mu ngi woon Londres dañ ko xawoon mettre à l'abri 2000 avant élection 2000 Bathily Amath Dansokho Landing Savané bi ñu demee di wax Ablaye Wade bu mu exilé France pour mu ñibbisi que mën na nañ ñëw ñu ngemb ko que mën na daaneel Ablaye Wade. mën na daaneel Abdou Diouf plutôt nga baal ma. Karim bokkoon na ci ñu nga xam ne il n'était pas réellement convaincu jàppoon na ne papam sonn na ci affaire campagne électorale yi. et que même seen xaalis ak seen alal bi ñu am soo moytu lépp dafa nar a naxasaay ci politique. mais après yàlla daal di def coup boobu marché. ñu daal di ñëw ñu am suñu première alternance. donc soo xoolee ba 2002 sax presque. Karim fësul woon bu baax. ci PDS. même papa ji amul woon sañ-sañ rek daal di ñëw imposer ko dafa commencé d'abord par conseiller spécial. ndànk di yéeg après la ko commencé def ministre affaire bi indi coow lu mu indi. donc question légitimité am na ñu ko gën a légitime am na ñu ko fekk ci ñu mu fekk ci parti bi xëy na am na ay compétences am na moom tamit lu mu indi mais dama jàpp ne su doon objectivité la ñuy wax gënul fës ci histoire PDS. et jàpp naa ne déjà le premier problème mooy sooy xool histoire PDS que qu'on parle de karimiste. déjà le terme karimiste man mu pose problème parce que PDS à la limite mun naa nangu ñu ne wadiste en s'identifiant au secrétaire général Ablaye Wade fondateur. mais à partir du moment où on dit karimiste mooy déjà que moom mu ngi woon ber benn courant am na ñu nga xam ne. gëmuñu PDS. xamuñu peut-être histoire PDS. du ñëpp de mais ñu ci bëri par opportunisme lañ toppee Karim Wade ne karimiste lañ. ñu commencé leen gis ñuy créer ay mouvement de soutien surtout bu mu nekkee ci jafe-jafe yi. avant boobu noonu ci biir parti bi yëngu-yëngu yu njëkk amee mooy génération du concret bi nga wax. kooku moo njëkk indi pour man yenn problème yi ci biir PDS. parce que papam nangul ko. comme c'était le fils bu nga xam ne nañ ko wax enfant gâté. gars yi nangu ci biir parti bi mu am courant. bu tudd génération du concret. kooku déjà indi woon na ay division ci parti bi man dama jàpp ne lu xew tey lu indi ñoom Omar Sarr dem am na xëj na yeneen ak yeneen lu nekk ci suuf mais problème bi mu ngi woon déjà ci biir avant même la perte du pouvoir Karim positionnement am politique causé na le départ de 2 premiers ministres directement ou indirectement am na yeneen raison peut-être mais loolu bokk na ci yeneen kàngam ñu ngi wax Macky Sall ak Idrissa Seck un gars comme Cheikh Tidiane Gadio positionnement anti Karim moom moo tax mu daal di claquer la porte bëri na ñeneen ak ñeneen am na ñu ko ñeme woon fësal am na ñu ko nëbboon donc pour man y a rien de nouveau sous le soleil tey ñenn ñu dem ñi raison suñ ko waxee ak suñ ko waxul le fait que Abdoulaye Wade bëgg jébbal lenge yi Karim problème la mais surtout que ci réorganisation bi ñu indi ñi nga xam ne karimiste la ñu gën a nekk que wadiste wala que ay PDS. je pense contradiction yooyu la parti bi di nekk di dund. ba ñu xam fu mu mujjee. d'accord mais Ndiaga dañuy bëggoon laaj su fekkee fii yëf yi toll PDS nekk parti boo xam ni moo perte le pouvoir ñoom moo perte pouvoir bi 2012 ñu yaakaaroon ni peut-être taxawaayam ak li ñu gisoon. depuis que bi Ablaye Wade duggaatee ci réew mi ba léegi ci retouram bi mu jógee France première fois ak taxawaay bi mu am ci législatif yi ak local yi ñu jub si est-ce que déchirure bi am ci biir PDS nga xam ni li ëpp ci kàngam yi dem nañ est-ce que jàpp nga ni bokk na ci li mën a li ñu xalaat li nga xalaat yéen ñi téye PDS actuellement ànd ak Ablaye Wade ci position bi mu jël topp ci ginnaaw Bara Gaye wax ni li Ablaye Wade def xàllalul Karim Wade dafa taxaw changement yàgg na am ci parti bi Koumba sa yor poste moo la ko jox yëpp moo ko doon organiser Ablaye Wade dem ba war a toll ci retraite politique am jot na parce que loolu bu ñu ko waxee ak bu ñu ko waxul loolu am na donte moom nee na
du li yàlla wax ci alxuraan lay def wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin nee na ni sëriñ bi di jaamu yàlla ba dee moom dafa jàpp ni ci jaamu yàlla la ne loolu moom moo ko wax moom dafa gëm ni dafa war a politique ba dee parce que loolu attaqué na ci sax ñu ko doon wax ni dañu bëgg nga retiré wu est-ce que jàppoo ni Abdoulaye Wade dafa liggéey bu rëy ba waroon a nekk ci bénéfice ko mu mel ni dafa commencé di yàq li mu liggéeyoon commencé ko nag ci depuis élection yi passé ndax Abdoulaye Wade pour mu joxe ay directives te topp ñu ko jafe na mais boo xoolee xëy na loolu dinaa ko jàngatloo barke léegi mais boo xoolee législative yi passé bi mu ci bokkul présidentielles yi non seulement bokk ci mais dafa am lu mu waxoon mais li mu waxoon topp ñu ko ci mooy taal leen bureau de vote yi taal leen bulletin de vote yi taal leen carte d'identité yi ñu leen jox mais dafa mel ni kenn déggu ko est-ce que du Abdoulaye Wade dafa liggéey bu rëy ba waroon toll ci di ko bénéfice tàmbali nag di ko yàqaat te yëgul ni mi ko yàq te bokk na ci réforme yi mu indi ci biir PDS ba PDS yëngatu. imam dama bëggoon def précision bu ndaw par rapport ak karimis yi parce que sànq. loolu Barke moo ko wax. waaw moom laa. moom loolu ci loolu laa bëgg. da nga yaakaar ni Barke dafa am position bu mu jël. non moom vraiment journaliste la bu ma naw jox ko cër respecté ko bu baax a baax. di ko suivre également. di apprécier positivement. li nga xamante ni. mais li mu wax tamit dégg nga ni moom jàpp na ni. lii yëpp Abdoulaye Wade def mais fi ma d'accordul ak moom. mooy que karimiste bi moom dafa gis Karim suivre ko. entre 2009 et 2012 responsabilité yi mu ci am xam-xam bi mu gis Karim génn ko servir ko Sénégalais yi mu doy ko peut-être kooku xamul jaar-jaaru Ablaye Wade miinu ko mu identifié wu ci Karim Wade suñu ko bàyyee moom militant boobu du bokk PDS du créer mouvement de soutien am Karim Wade la gëm ñu ne kon nañ leen créer génération du concret à l'époque loolu moo ne ko da ngay gis ku mere parti bi PDS wax ne PDS dañu may xeex dañu may siis du ñu ma boole ci dara léegi bàyyi naa ñu ne ko kaay dugg biir génération du concret alors que mi ngi ba tey biir PDS parce que bëgguñu woon perte à l'époque ay militants. mais est-ce que loolu moo nekkoon danger bi Ndiaga. non du danger parce que tey ki nga xamante xam nga créé benn courant boo xam ne ku mere ci biir PDS ñu ne kaay ñu làq la fii pour nga toog xaar fi Karim. ba tey carte la rek. noonu rek la tudd ma ne carte la ba tey parce que kenn ku ci nekk sa carte nga yor di voter tey bàyyi kooku mu dem voter jël keneen ñu téye ko quel que soit lu ñuy tuddee structure boobu wala groupe bi mu des nekk ci biir PDS mais li mayoon Karim Wade loolu mooy doomu Ablaye Wade mais keneen ku créé woon courant boobu ci biir PDS jamono boobu ñu dàq la déedéet mouvement de soutien non xam nga Karim mais mouvement génération du concret Ndiaga nekkul lu nëbbatu lu ma xam laa lay wax Barka mii toog dama ne génération du concret nekkul lu nëbbatu lu ma xam laa la génération du concret était inclus dans le PDS. mais li ñu mayoon génération du concret mayuñu ko woon benn mouvement ci biir ku mu PDS moo wax la dara ministre yi nañu liggéey ak Abdoulaye Wade à l'époque ñoom ñëpp ku ci nekk amoon nga sa ay nit yoo xamante ni dañu créé woon ay mouvement de soutien di la soutenir comme ci doonoon ci ñoom li tax nag bosu Karim gënoon a fës mooy li Barka wax tout à l'heure peut-être deret def ci dugg doomu Abdoulaye Wade la ñu ci bëri dañuy daw surtout ak position bi mu amoon am na ci ñoo xamante ni gëmuñu woon Karim Wade sax à l'époque procès Karim Wade leeral na lu bari ñi gënoon a jege Karim ñoo taxaw ci kanamu tribunal di témoigner contre Karim Wade mais à l'époque puisque ay privilèges ak fool kenn ku ci nekk da nga doon daw song Karim génération du concret ana ñooñu doon daw tey ci ginnaaw Karim Wade ci bëri dem nañ seen yoon donc dama la bëgg a wax ne la ba fii may wax ak yow mouvement karimiste yi nga gis tey ñu judd kenn ku ci nekk di mobiliser sa kéemtalaay kattan di def ay tournées man parfois sax man daf may jaaxal ñoom cawarte gi ñu ci am ak coono yi ñu ciy daj un peu partout man fu nekk laay dem ci biir réew mi di fa implanter di ñu may invité may fekkee ay implantation mouvement karimiste donte ne bokkuma nag ci benn mouvement karimiste man UGTEL laa bokk maa ngi ci structure parti bi beneen bi ci des mooy gëw ma ni Abdoulaye Wade dafa liggéey dem ba màgget au contraire dafa bëgg a préserver li mu jotoon a liggéey ndax soo demee ba ñi ngay liggéeyloo déggalatuñ la jaadu na nga def taxaw seetlu xoolaat ban doxalin ngay am danaa la jox ñaari exemple muy ban
fii la ñu invité Babacar Gaye fii TFM waaw mu nekk porte-parole Ablaye Wade mu ne bi Abdoulaye Wade jugee France ba léegi man ak moom gisanteegul Pape Ngagne laaj ko lan moo tax mu ne ko dama nekkoon Kaffrine doon ñaanal samay waajur protocole Ablaye Wade woo nañ ma pour ma ñëw wuy si ko mais maa ngi doog a egsi Pape Ngagne journaliste wax Babacar Gaye ne ko mais pourquoi ma invité la faram fàccee nga ñëw wuy si ma te dama koo wuy ji Ablaye Wade mu ne ko damay dox samay muraada pareegu ma damay dox samay soxla dama am samay soxla yoo xam ne man la concerné dama koy dox su ma ko doxee ba pare su ma amee jot soog a dem wuy ji Ablaye Wade man Ndiaga Diaw Thiès laa dëkk 14h la ma protocole Ablaye Wade woo dama kaay wuy si président ne nga wuy si ko 17h 16h30 mi ngi ma fekk ci salle d'attente bi te man yorul du ma porte-parole Ablaye Wade ci structure amul benn boo xamante ni dama ko ci jiite yow nga nekk porte-parole Ablaye Wade nga ni da nga am say muraada sa patron woo la nga ni damay dox samay soxla ba pare non patron woowu ko Ablaye Wade woowu ko lu tax Ablaye Wade woowu moom waxul Ablaye Wade daf ko woo protocole Ablaye Wade comme soxla du moom mooy jël téléphone am directement ne la kaay mais mën naa Ablaye dafa am cabinet defal naa lii la yëgoon imam dama non fii yëf yi jëm la yëgoon parce que mën naa am la muy yëg non dama ni moom Babacar dama Gaye ni xam na ni Babacar parce que Babacar Gaye nekkul ku ndaw dama ni ça a toujours fonctionné comme ça Ablaye bi muy nekk au pouvoir du jël téléphone am naan kenn kaay wuy si ma protocole am moo lay woo ne la kaay wuy si monsieur le président midi nee na midi 10 na la fa fekk quand on était au pouvoir bu la protocole bi wooyee midi nga nekk Kaffrine ñu ne la midi 10 na la fekk fii soo mënee jël jet privé di nga ko jël dem palais wuy ci donc comportement yooyu ñu amee moom Babacar Gaye beneen bi Oumar Sarr participé wuñ ci dialogue bokkuñu bëgguñu cee bokk comment peut-on être plus royaliste que le roi yow dañ lay defloo kii moo la sant mais man su fekkente ni tey Malick dama la jox sama aval ne la danaa ñëw ci émission bi ñu dem ba dernière minute ba nga defar say publicité ba def lépp ba pare Abdoulaye Wade woo ma ne ma bul dem ci débat bi damay ñëwaat ci yow ne la imam man kat amoon naa yéene ñëw mais sama kilifa Abdoulaye Wade nee na ma bu ma ñëw defoon nga publicité bi jàll na vraiment maa ngi jéggalu mais lan moo tax Oumar Sarr bëgg insister ne par force dañuy dem ci dialogue bi lan nga jàpp mooy dem nañ ba léegi Abdoulaye Wade amatul contrôle ci ñoom kii kaay wuy si ma nga ne damay dox samay soxla ba pare yow bul dem ci dialogue bi nga ne damay dem léegi ngeen bëgg président continuer di jël ñooñu di leen jox ay responsabilités jël léppam teg seen loxo ñu xëy jël suñu parti jaay ko Macky Sall comme ni ñu ko commencé def nii. mais Barka est-ce que du yooyu da doon annoncé wane ni gars yi ñu ngi bëgg a dem le fait que Omar Sarr Ablaye Wade ne daw ma ci dialogue bi mu nangoo dem Babacar Gaye Ablaye Wade woolu ko mu jàpp ne damay dox samay muraada ba pare kenn ku ne la nga doon fonctionner ak moom yoratul pouvoir nga tàmbali di doxale dafay wane ni nit ñi topp ñu sax ci ginnaaw Ablaye Wade dafa mel ni ci ginnaaw pouvoir bi mu yoroon lañ doon topp bi ñuy xeexadoog moom pouvoir lañ doon wut bi ñu demee ba yor ko loolu tax ñu déggal ko mais bi mu ko ñàkkee te amatuñu yaakaar mu mel ni ñu ngi doon annoncé bu yàgg parce que demu Omar Sarr boobu ci dialogue bi ñu bëri jàppoon nañ ni ci digganteem ak Ablaye Wade ci kanam dana am lu xew. est-ce que du da doon annoncé wane ni maa ngi ci yoon wi pour départ wala. dafa tombé ak réforme yi mu jàpp ni warul mën a topp ci ginnaaw Bara Gaye ak ku mel noonu. waaw su fekkee pour kaaw ñi ñu fi tudd la muy Omar Sarr. di Babacar Gaye di maître El Hadj Amadou Sall. ak peut-être Abdoul Aziz Diop. ci ñu gën a fës ci ñu gis nii. réponse sa question bi dina xaw a jafe ndaxte soo waxee wax dëgg yàlla wane woon nañu ngor ak jom. dëgg la bi ñu perte pouvoir bi. dëgg la. parce que façon nañ lool ci xeex combat ak fidélité ci Ablaye Wade bu mu perte pouvoir bi quelqu'un comme Amadou Sall dem na sax ba dem ci kaso. ci kaso. Bara Gaye dem na ci kaso. dëgg la. Babacar Gaye amul plateau bu mu demul. pour défendre Ablaye Wade. sonnal sax bu baax nitu Macky Sall yi ci débat yi. mu fës ci lool ba ñu bëri sax naan xamuñu woon ne Babacar Gaye nii la pertinent wee bi ñu perdre pouvoir bi lañu gis xarañam ci mbir mi donc mënuñoo tëb rek ñu jàpp ne xëj na dañu jékki-jékki ñoom ñu beddeeku wala que dañu war Ablaye Wade mais am na lu xew nag lii ñoom ñi ñu fi tudd ñëpp ay nit ñu politique lañ xëj na dafa am
situation yu bees yu am ak lecture bu bees bu ñu am ci échiquier politique bi yoo xam ne ñun yëguñu ko man jàpp naa ne am na lu xew ci suuf te lu tax lu xew ci suuf li compliqué mooy que en face lu tax histoire PDS mu metti dañu am beneen mbër bu ñu jàmmarlool boo xam ne dafa leen xam màgg ci ñoom comprendre leen ba mu ëpp muy président Macky Sall te actuellement tey moom moo yore pouvoir te pouvoir du yëfu caaxaan avant Oumar Sarr avant ñoom maître Sall ak Babacar Gueye gis nañ sànq tuddoon naa fi Pape Samba Mboup man jàpp naa ne Farba Senghor wala Pape Samba Mboup amul woon ku leen gën a jege Ablaye Wade ak fidèle ci Ablaye Wade mais dem nañ ñoom ba ber seen daara donte dañ ko tuddee woon ay mbooloo mu Wade ak loolu jàpp ne ñoom depuis le départ que PDS am na lu ci doxul ñu gis leen ñu jege Macky Sall est-ce que Omar Sarr ak groupe am ñoom aussi ci loolu lañ nekk di waaj a def mënaguñ ko wax parce que fësagul mais su amoon man du ma bett c'est-à-dire génnewuma loxo Macky Sall ci lu am ci lu xew mais awma ci firnde parce que xëñ na ay tractation la ci suuf xëñ na peut-être sax dama juum ni ma ko jàppee demeewul noonu mais man du ma wax ci lu ma amul preuve mais su doon loolu am na du ma bett et loolu day nekk continuité ci Macky Sall ni mu nekkee comme genre max xam nga max ni muy def di gas di lekk ci suuf di gas ci suuf et loolu su dee ci politique la dafa nekk di woon Ablaye Wade man damaa jàng ci yow ba dama nekk sax di la roppi ci li nga ma jàngal ci politique. donte Ablaye Wade apprenti politique la ko jàppe woon. waaw apprenti la ko jàppe woon mais xëj na ak aussi position de pouvoir xam nga yenn yi non seulement da ngay Macky Sall xarañ na mais aussi sa dëgg yàlla su fekkee yow yaa yore pouvoir bi sa xarañ day gën a day feeñ day gën a feeñ day gën a fës. et maintenant su dee kaaw Karim Wade bi Ablaye Wade deful lecture moom bu mu ci war a def bi position am dafay metti su dee problème de confiance la dafa jàpp déjà ñi ko wër ñi ñooñu dañu nekk di ko wër nombre mais dañu nekk en collision avec Macky Sall est-ce que mu continuer gérer leen naxanteeg ñoom parti bi war a naxasaay wala dafay fippu mu daal di leen ber daal di jëngu indi ñu bees comme ñoom Ndiaga ak ñeneen ne comme fii lañ jëm xaw ma daanu wàccoo ci gën a gaaw xaaral ma écarter leen ma indi ñu bees ñu ma wóolu pour ñoom ñu continuer ak sama doom Karim Wade lu ci mënti am pour man déjà problème la. mais Barka est-ce que tamit ku mel ni Omar Sarr ku mel ni maître Amadou Sall ku mel ni ñooñu est-ce que mun nañ perte nguur rek ci Ablaye Wade ñu bàyyi il faut ñu téye parti parce que tamit boo seetloo li leen parti bi defal bi ñu nekk au pouvoir mënuñu teel a bàyyi. mais boo xoolee durant 7 ans yi ñu daw heure bu ne ñu ngi jouer ay actes yoo xam ni. ba bi mujj mooy xëy rek ne position jël nañ ko ndax ni Ablaye Wade defee réforme yi ne mais jàpp naa ni. li la parti bi defal tamit léeg-léeg ñu sàmm tamit seen diggante ak parti bi ba même bu fekkee dañuy sacrifier dara. pour mën a toog parce que tamit jàpp naa ni ñoom tey xajuñu fenn. fu dul ci ginnaaw Ablaye Wade. ak nu ñu mën a demee tey fu ñu mën a dem. ci ginnaaw Ablaye Wade la ñu gën a xaj que ci ginnaaw Macky Sall. donte Macky Sall moo yor pouvoir bi. ci ginnaaw Ablaye Wade la ñu gën a xaj pour que parce que Macky Sall président Macky Sall 2024 du bokk. te yaakaar naa ni réew mi tollatul. fu mu war a créer benn nit imposer ko Sénégalais yi pour toog teg ko fi loolu yàpp naa ne Sénégalais yi président Macky Sall sax xam na Sénégalais bu baax est-ce que ñoom jàppoo woon ni waxtaanaat ak Ablaye Wade seet ku démarché diggante bi ñu toogaat xam ni à part parce que parti au pouvoir moo fi nekk mais mbooloo mu yor pouvoir a fi ne mais parti bu am pouvoir amu fi tey Ablaye Wade moo gën a taxaw la PDS benn parti gën ko fi taxaw est-ce que daje woon ñoom ñëpp toog waxtaan defaat benn consensus ci seen biir waxtaanaat fóot seen yëre ci seen biir nekk pour que mën a am au moins benn assise bu dëgër pour 2024 PDS mën a présenter dara parce que bu fekkee ni Karim si génération du concret ñi ànd ak Karim Wade ñooñu la Ablaye Wade jël jiital Bara Gaye topp ci Karim Wade jàpp naa ni mënuñu yëngal ci réew mi 2024 dara. man dama jàpp ne ñoom ñett ñi nga wax ni ba fu mu doon mujj nekk ñu woon au départ ñoo xam ne dañoo hostile Karim Wade. mënuma jàpp loolu ci seen taxawaay ak seen positionnement
ñoom ñëpp défendre nañ fi Karim sonn nañ ci ay mbiru Karim ku mel ni Amadou Sall gis nañ daf ci virulent woon non seulement nekk na avocat am waaye fu nekk ci plateau yi wax na ci ay wax sax yoo xam ne moom lañ ko jàppee woon yóbbu ko Rebeuss donc a priori mënuñoo jàpp ne loolu moom dafa contre Karim Wade ak muy Omar Sarr muy Babacar Gaye pour ñu ci gën a fës mais lan moo dox ci diggante bi depuis Karim bu mu génnee daal di exilé wu lan moo xew ci suuf ba Omar Sarr moom ne moom day dem ci dialogue politique bi bañ a topp li ñu parti bi daal di ko def de manière ouverte Babacar Gaye daal di presque wax ko mais gelé presque ay activité ci lu bëri après gis nañ ko yëngatuwu ci am na lu xew xëj na Ndiaga moom moo ñu gën a xam biir këram nu muy doxee ñun ay observateur kese lañ mais lu am ba des ci pour tontu sa question bi mooy que si jamais consensus boobu ngay wax ñoom retrouvé wuñ ko te dina ma jaaxal parce que pour man les choses sont allées trop loin xëj na peut-être am lu ñu bett ñu juboo mais yaakaarum ko du ci tempérament Abdoulaye Wade buy dem di daw ci ay ginnaaw nit di ko neexal te ñii tamit ñii dafa mel ni ñoom dañoo préparer seen mbir ba pare gisuma ñu dellu ci ginnaaw waaye bés bu ñu fësalee rupture bi dina gën a nasaxal PDS man loolu laa jàpp parce que quand même ay kàngam lañ et parti bu nekk au pouvoir di perte lu mel ni kàngam yu mel nii après le départ de ñoom Pape Samba Mboup ñoom Farba Senghor toute la crème du parti ak toute l'histoire du parti dama jàpp ne loolu dina jafe ci PDS. balaa may ñëw ci Ndiaga est-ce que jàppoo ni actuellement fii ni Abdoulaye Wade defee réforme yi su Karim Wade cëppeelu woon dana am lu mu mën a jouer benn rôle peut-être pour dajalewaat ñëpp. dina xaw a jafe parce que absence Karim Wade bi ak nu mu exilé wu fële nele en tout cas am na lu mu ko perdre loo ci ay points bi mu nekkee kaso dafa gagné ay points parce que am na ñoo xam ne duñu woon sax ay PDS jàpp nañ ne y a eu un acharnement de la part du pouvoir contre Karim ñu yërëm ko am sax ñu dem di ko ci soutenir waaye aussi nu mu génnee réew mi daal di dem toog exil Dubaï exil boo xam ne xamuñu ci yan mooy terme conditions yi ñu gis aussi papam daal di ñëw presque di xeex à sa place pendant la campagne électorale moom mu toog fële par rapport à nos réalités sociologiques nga xam ne doom yow yaay jiitu kay xanaa xalal sa baay coono yi nga tegoo ko mais yow sa baay nga làqatu ci ginnaaw enfin noonu la xëy na demeewul noonu mais loolu la perception bu majorité sénégalais am ci loolu loolu je pense aussi am na lu mu ko gàllankoor. merci parce que Ndiaga est-ce que li tiital nit ñi tamit du ma la ko laaj mooy ñi ngeen génne ñi ngeen fi teg ñi génn du ma wax ñi ngeen génne ñi génn ñi nga xam ni d'accord ñu ak Abdoulaye Wade mën naa jël kenn ku mel ni Maître Amadou Sall kii tudd na ko léegi bu ñu seetee Mayoro mi ngi ci biir te am na ñoo xam ni jàpp nañ ni diggante Maître Amadou Sall ak Mayoro ba ci yoonu kasoom ñu bëri dañ ko daan tooñ di wax ni Mayoro mooy jaabante yóbbu añ dellusiwaat tey kooku génn kii des ci biir ngeen dénk kooku dara est-ce que nekkul ni daanaka ñoom ñi ngi ci biir ba léegi rek doonte génn nañ. waaw xam nga am na ci loo xamante ni moom. puisque pour sécuriser li ngeen di def. li wérte woo. mooy fekk ay fan. di ngeen gis ñu dérouler programme boo xamante ni yéen ci seen wàll bopp dina leen jaaxal di ngeen wax ne PDS ndeke daawul musul yëngu parce que aussi lu ñu mënti wax. parti nga ne fan yu néew dinañ dégg lan. xam nga man yàlla def na li tax sax ma dem ci ma nekk ci structure bi nekk ci bokk ci ñu dénk ma structure électrification rurale ak énergie. mooy paa bi xam na ni ñun ak Baara parce que ñun ak Baara amul ci lu ñu nëbboo maanaam dara réeroowul suñu diggante. ak Baara maanaam lépp lu ñuy planifier di ko dox. man xam naa. dinañu dérouler programme est-ce que du li ngeen nekkoon ay collaborateur Baara moo tax. non du question collaborateur c'est question de. Ndiaga yow tamit ñu bëri xamuñu la woon. non man moom samay responsabilité dans le PDS. du luñ ma man kenn du ma parachuté. man kenn du ma yëkkati. man avant 2012. je n'étais awuma woon benn poste de responsabilité dans le parti. Ablaye musuma fal. te moom moo toog ba jël téléphone am woo ma. parce que tout simplement bi mu demee opposition laa engagé wu derrière lui. je sais pas bokkuma ci ñi ànd ak Ablaye bi mu nekkee au pouvoir. mais yaa ngi woon ci parti bi. maa ngi woon nekk sympathisant Ablaye Wade gëm ko.
nekk PDS mais fësuma ci woon bi mu perte pouvoir bi nit ñi di commencer di démissionner benn par benn ci laa jël engagement bokk ci structure parti bi di ci liggéey ba moom en personne mu jël téléphone am woo ma moom Ablaye Wade par l'intermédiaire bien sûr de Yaya Sakho tey ñoom ku mel ni Yaya Sakho nga xamante ni communication ñëpp seede nañ ni moom ñi ko ci man fii ci biir dëkk bi bariwul mais ñoom Amadou Sall dañu accaparé pas bi ñu mel ni Yaya Sakho tey mënatoo leen gis mënatoo leen dégg à part bi mu mujjee ñëw fii kañ nga ko gëj a gis ci plateau dëgg la beneen bi ci des politique direction wu parti bi ñuy seen ci kaw la mu war a coordonner mooy base bi ñun 45 fédération la ñu am ci 45 fédération yi soo indi woon fii Oumar Sarr mu toog nga laaj ko kan mooy président fédération Bunkiling Oumar Sarr du la ko wax en tant que coordonnateur national du parti. Ndiaga bul waxati loolu. dama ne la man maa liggéeyal parti bi ba Ablaye Wade woo ma Oumar Sarr musuma ko jot téléphone Oumar Sarr bu ma daje woon ak moom ci mbedd su ma ko nuyoo est-ce que xam na sax kan mooy Ndiaga Diaw. souvenir yi ma am ci Oumar Sarr mooy sama waajur bu góor bi mu génnee àdduna Ablaye Wade moo ma woo depuis France wax ma ne ma newuma fi mais maa ngi yónni Oumar Sarr pour mu ñëw jaale si ma dem dajale waa quartier bi yëpp. dem invité famille Ndiégène famille Sëñ Saliou Touré ñëpp ñëw toog ci kër gi di xaar Oumar Sarr ñëwul. Ablaye Wade moo mujj jugee Paris ñëwal boppam ñëw sama kër Thiès. mais ñoom jàpp nañ ni benn groupe de personnes lañ bu war a jóg di dem ci plateau télé yi suñu waree def tournée Ablaye Wade débloqué xaalis. ñu jël ko séddoo ko seen biir. faale wu ñu base bi. même président Wade da doon reprocher Oumar Sarr que dama lay woo téléphone duma la jot. moom patron mais loolu reproché na ko bataay Oumar Sarr kenn mënu ko jot téléphone. tey nag bi mu jaaxlee la commencé jël téléphone am. di woo dafa jaaxle nii. mais kii romb na jaaxle. ki takk bagaasam am sañ-sañ. ngeen ñoom def nee nañ génnuñu c'est que PDS moo am bayre même ñoom Farba Senghor ñi ngi fi tudd ak ñoom Pape Sam man maa ngi ci benn groupe boo xamante ni fédération PDS la tudd Farba Senghor mooy administrateur bi wallaahi. non bul waxati loolu. maa ngi ci groupe WhatsApp. fédération PDS la tudd Farba Senghor mooy administrateur bi. kon ñoom li ñu nee naa la bi ma ñëwee nii la sànq avant may ñëw fii nii ci plateau bi maa ngi fii ak Samuel Sarr presque def nañ 1 heure de temps ci kaw. mais kon yéen li ngeen. c'est-à-dire ñoom mais Yaya ñii bu ñu jaaxal. mais PDS moo dee ci seen biir xol. mais kon li ñuy joué nii mooy lan. ñoom Farba Senghor amuñu problème ak Karim Wade ñoom Oumar Sarr lañ am ak problème. même Babacar Gaye bi ko paa bi di fekk fii teeru bi. di ko nuyu naan ko kon yaa ngi fi ba tey Babacar Gaye na ko waa mais question boobu noo ma ko mën a posé dafa tourné ne ana Oumar Sarr donc Oumar moo nekkoon ci biir coordonné wul ak base yi dama ne la 45 fédération yi à part bu Dagana Oumar Sarr mënu la wax ne la mës na jóg ci coobare boppam jël téléphone am ne tey de xaaral ma woo président fédération bu Rufisque wala bu Mbour wala bu Podor wala bu Matam laaj ko situation parti bi Matam nan la demee lu bëgg a nekk biir Dakar manifestation front bu am nga dem toog jiite toog ci table yi alors que yow sa parti organisation bi war defoo ko ci mais ngeen bëgg ñu bëgg a jël ñooñu bàyyi la ñu continuer di diriger suñu parti. te yéen yaakaar ngeen ni Ndiaga war ngeen mën a taxawaay loolu laa la wax dama ne la ñii ngeen di xam nga ñun tey ak Baara Gaye mënuñu lu dul wax ko li nga xamante ni mooy jëriñ parti bi parti organisation ci base bi lay tàmbalee dem au sommet. te loolu ñoom Omar Sarr def nañ ko le fait que mu nekk maire Dagana ñaata yoon. non déggoo li ma la dama ne la base bi. mais yéen parti bi waaw waxuma au delà mu nekk maire. dama ne la 40 mais base moom am na ko base politique am na base dama ne 40 suñu base u parti bi ñun muy département yi nga xamante ni tey Omar Sarr waroon na ci calendrier weer bi. mu ne weer bi une semaine bi dama koy consacrer les fédérations dégg na coow am na bërëb sàngam ma woo leen ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ma recevoir leen régler problème bi ñu dem dégg na kat Imam Malick Diop mi ngi ci parti bi mi ngi ci sonn dégg nañ ne mbokkam sàngam génn na àdduna ñu ne nañ leen ko woo téléphone ñu jaale ko mais imagine dama ne la Abdoulaye Wade mi nekk ci Versailles
mooy toog di suivre partem Thiès bay jël téléphone am di woo ay nit naan maa ngi leen di suivre maa ngi gis li ngeen di liggéey mais waxuma la ki ñu dénk ne ko yow yaay coordonnateur bi. d'accord léegi Ndiaga pour ñu tëj page bon boobu man li may wax lan ngay tëj waaw li ma ciy wax lu simple la PDS moom yëngu na mooy am na jafe-jafe PDS yàgg na yëngu kii wax na la léegi bi Serigne Diop di génn di traduire Abdoulaye Wade en justice wax na la depuis Fara Ndiaye bërki démb ma di Kenya ay jeunes yoo xamante ni Abdoulaye Wade lu ñu am moo leen ko defal taxaw nañ fii en direct sur RFM xas Abdoulaye Wade wax traité ko de tous les noms d'oiseaux. ñooñu ñan la. non bëgguma sax personnaliser débat c'est que dama la bëgg wax ne la Abdoulaye Wade tey. mooy nit ki nga xam est-ce que toujours ku def ak moom loolu tamit mujj gi da ngay am dëgg rek ci kaw. fooy amee dëgg dafa tere non mais attends parti bi mi ngi continuer di dund. parce que tey bu dee Farba Senghor li mu def am na dëgg ci Abdoulaye Wade bu dee Madické li am na dëgg parce que la mooy ñoom Omar Sarr mi fi bàyyi woon ak ñoom Amadou Sall fekk si nañ leen ci position bi ñu jël. waaw loolu la mi ngi mel ni Abdoulaye Wade heure Idriss Seck am na dëgg tey ci moom. yow Ousmane Ngom am na dëgg ci moom tey. imam tey ku génnoon rek am nga dëgg ci moom parce que ñi toogoon te opposition ay degré la. xam nga tey am na si ñoo xamante ni biñ ne takk dem opposition un mois après. Ndiaga est-ce que problème bi central mënuñu ko laal rek wax ni Karim Wade mooy problème mu Ablaye Wade. non ça pour ñu tëjee loolu est-ce que Karim Wade problème Ablaye Wade rek. tey dama jàpp ne Abdoulaye Wade dafa war a jël lépp dénk ko Karim Wade man loolu laa gëm man. ah. mais attends yow jël nga. mais Barka. waaw est-ce que dama lay wax li tax dama lay wax li tax ci parti. dama ni man li ma gëm. soo jëlee ay nit jox leen confiance. waaw depuis 2012 ba léegi. waaw. ñu lay wor kenn ku ci nekk nag da ngay xool mais terewul ñu ngi wor mais ñu ngi téye parti bi PDS bu existé 2012 ba léegi ñu ngi ko téye. gis nga soit on est dans l'opposition soit on est avec le pouvoir soit da ngay ànd ak Macky Sall dem liggéey ak moom wala nga ni dama nekk di opposé wu bañ a am ak moom benn lien ñun ak Macky Sall defu leen nen depuis 2012 dafa dëkk ci duñu toroxal jiiñ nañ fi Ablaye Wade lu ne. non dama ni Ablaye Wade toog na fi ne toog na juróom benn weer en tant qu'ancien chef d'État fayeekuwul donc munuñu ñun tey di am benn sorte de collaboration ci lu jëm ci wàllu liggéeyu nguur ak Macky Sall nañ ko bàyyi moom mu liggéey moom moo jor pouvoir am na gouverner ñun on s'oppose. pourtant pour ñu tëj ci présidentielles yi passé rek dañu wax ni Ablaye Wade li tax mu boycotté pour jàppale Macky Sall. non loolu ku ko wax. loolu ku ko wax. te loolu observateur yu bëri wax nañ ko loolu ku ko wax laa ne. waxu kuy yàq nga wala waxu bëgg a diaboliser président Wade la. Ablaye lettre am bi mujj ci élection yi. nee na puisque. parce que Ndiaga tamit Ablaye Wade stratégie la de. defal naa rek lettre bu mujj bi laa lay wax. lettre am bu mujj. fi mu jëm mën na fa bañ a clignoter. waaw ba tey dafa xam politique. mais attends loolu politique la mais dama ni lettre am bu mujj président Wade dafa wax ni. yéen samay militant yi nga xamante ni jàpp ngeen ne Macky Sall daf fi war a jóge may naa leen ngeen votel candidat wu opposition bi daal di cité wax Idrissa Seck wax Issa Sall wax Ousmane Sonko parce que ñooñu lañ jàppoon ne ñoom ñooy candidat wu opposition bi waaw léegi fan lañ mën a teg ci ne Macky Sall la bëggoon mu gañe Ablaye Wade tey su bëggoon votel Macky Sall wala mu bëgg a ànd ak moom ñun suñu problème ak Macky Sall problème de considération vis-à-vis de Wade ak problème gestion catastrophique de notre pays suñu dëkk bi mu jël yàqu ko yaxet problème pétrole problème gaz pour la première fois dans l'histoire man ma gis gouvernement bu liggéey 4 mois dem vacances man waxuma gouvernement mais ci yoon nit warul liggéey 4 mois di dem vacances. donc ñun côté démarche. d'accord côté yorinu réew bu bon. d'accord moo tax ñun ak Macky Sall mënuñu ànd moo tax nag képp kuy bëgg. di ñu buux foofu. dañuy débarrassé wu ak yow ñoom dañ leen di wax ne leen bon débarrassé yii ñuy wax ay parel dem songu daanak ay refondation parti bu Gaynde Fatma ànd ak Abdoulaye Wade. ak ay kilifa samp ko fondation boobu kan moo ko mën a dindi bañ mais diggante bi xalaat nga daje amaat. yaakaaratuma ko. li Barka wax. parce que dafa am foo xamante ni kenn du communiquer ak sa kilifa par voie de presse. comment se fait-il que mais ñii. man moo tax ma ni am na lu nekk ci ginnaaw. d'accord te li nekk ci ginnaaw. loxol président Macky Sall. jërëjëf. loxo président Macky Sall. waay. ma ni Macky Sall moo leen jox xaalis ñoom
ñoom Omar Sarr ak groupe de personnes am. jege bu la. pour dinañ def benn tournée balaa yàgg. dinañ def li tournée xew boo ni xamante président Macky Sall moo leen jox xaalis tournée bi ñuy def moom moo koy financé. barka pour kii fa la mbir jege révélation bi garaaw na de. te nga dama- moytu article 80 mi ngi de. non pas li may wax dama ci du ma waxantu daf leen jox xaalis non seulement pour ñu def tournée parce que ñu ngi commencé woo yenn responsable yi moom waroon na am gàcce moom Omar Sarr waroon na rus jël téléphone am di woo nit yoo xamante ni pendant 7 ans dañuy jël seen téléphone di la woo duñ la mën a jot tey nga jaaxle di leen woo di wax ne tey ñun on les attend de pied ferme dinañ organiser wu un peu partout dans le pays beneen bi ci des ñoom s'ils se réclament toujours membre du PDS pourquoi defee wuñ seen conférence de presse permanence man tey ci suba laa jógee permanence tey UJTL def na conférence de presse permanence nationale Oumar Lamine Badji kon li xew daal nga ne loxol Macky Sall génnul ci biir. Macky Sall moo leen jox xaalis financer seen tournée bi loolu ngeen gëm yéen. non dama ni moo am d'accord Barka Ndiaga wax na lu garaw de. lan ngay tëjee ci wax ji. bon lu ma ci tëjee mooy ci fan yu Barka néew ne woon na loxo Macky Sall tiit naa ko ci mbir mi. waaw moom xëj na mais Ndiaga moom dafa laal. waaw xëj na xam nga comme moom politique la daf ci am ay firnde ñun amuñu ci preuve dañ ko mën a njort rek mais loolu su amoon man du wax dëgg yàlla du nekk lu ma bett parce que ci ñu Abdoulaye Wade jur yëpp Macky Sall moo ko ci gën a moo ko ci gën a nuru moo ci gën a nàmp ci politique. parce que li muy teg li muy posé depuis bi mu toogee ba léegi. effectivement te mel na ni opposant amatul fu mu toll nii ndax lu jóg mu xaw la. waaw yëngal. parce que comme da leen xam. waaw vraiment. màgg seen biir. waaw génn nekk jëlaat nguur gi. pour mu mun contrer Ablaye Wade ci mbir yu mel noonu du jafe trop ci man ci sama gis-gis. d'accord Barka dañuy daal di dugg ci deuxième sujet bi. mooy li xew ci Padoua Parcelles muy commissaire bu dem ci pharmacie taxaw ne damay jënd ma bëgg ñu jàngat ko jàngat bu wàcc ba kiy jaay caaf comprendre li ñuy wax mu bañ a nekk technique dugg ci pharmacie di jënd commissaire nga parce que li tax mbir mi doy waar bu doon kenn jëlewu ko poste ba mu ne dañuy xam ni laalul dara mais dafa dem ba wàllu administration changement am ci mooy jëlee nañ ko ci poste bi yóbbu ko feneen kon déjà loolu yëngu na est-ce que Barka comportement boobu est-ce que loolu comportement citoyen la war a doon wala comportement commissaire la war a doon wala comportement koo xam responsable nga ci fi nga nekk. Imam cas bi luñ ci mun jàngat dafa bëri. dëgg la ci tubaab loolu la ñuy wax un cas d'école waroon journalistes yi war nañ ci mën jàng. ñu jëloon ko teg ko ci biir salle de rédaction ndax traitement biñ ci def. police war nañ ci mën jàngal ñu ñuy nekk école de police pour tàggat leen ci. et jàpp naan sax même ñuy nekk élèves pharmaciens université. waroon nañ leen ci jàngal tellement affaire bi li mu laal. moom moo bëri. mu détonnant. et loolu moo tax mbir mi jël ampleur bi mu jël. ci lu gàtt. waaw citoyen yu bëri. dañuy jàpp souvent ne takk der yi. généralement dañuy def abus de pouvoir am na ñu bëri ñuy jàpp loolu. depuis policier bu lay interpeller pour laaj la sa permis xëy na ku nekk ci ñun. benn jour mus ngaa am benn altercation bu ndaw wala benn incident bu la opposé ak benn takk der. parfois ñun citoyens ñun ñooy tooñ. parfois ñun ñooy tooñ. ñun ñooy jéggi lu charte wax. ñu gis suñu bopp am nu ñu waxee ak ñoom. parfois aussi nañ ko wax ñoom. abus de pouvoir dafay jóge ci ñoom donc pour man les torts sont partagés il suffit pas simplement de dire que kii moo tooñ diw moo def nii et cetera et puis ci cas bi nii lu tax ma ne la cas d'école la ñu gis changement d'opinion bi ak perception biñ ci am première vidéo bu mu génnee interprétation biñ ci amoon biñ demee ba tegaat intégralité vidéo bi gars yi commencé nañ nuancer mais li ci gën a fës man li may retenir man tey su ma doon jàngalee ay journalistes mooy tey dafa baax ci mbir parce que tey dafa am ay mutation yu am ci paysage médiatique mooy réseaux sociaux yi
mbir mi yëpp su réseaux sociaux yi amul woon du egg ampleur bi mu jël keroog xam nga général avant presse bi nu mu doon fonctionner journaux yu mag yi yu ñuy wax journaux mainstream l'observateur wala en tout cas presse écrite fa la information doon soqee ko souvent après rajo yi jël ko wala télé yi jël ko après site yi doon jël ko mais depuis bu réseaux sociaux yi commencé léegi 5 personnes wala 6 personnes influentes yoo xam ne duñu journaliste duñu dara mun nañ def benn capture d'écran lu ñu filmer ñoom seen téléphone portable wala source d'information yi dañ bëri koo gis tey mën nga nekkaat média mën nga nekkaat journaliste yow yaa xam contenu bi nga ciy génnee mbir mi lu tax mu complexe pour man ci lu mu jógee ci réseaux sociaux yi la foofu la commencé bi ñu posté vidéo bi ñu titré ne am na commissaire bu daal di dugg di jaay doole sax lañ ko titré la jaay doole du commissaire Bara Sankaré effectivement soo yemee ci première image yi sans le contexte nga am contexte bi yëpp da ngay gis ne benn commissaire moom moo ñëw daal di jaay doole benn pharmacien pamte ko woo ay alkateem ñu daal di ñëw ñu yóbbu ko gars yi commencé di ko naqarlu biñ ko naqarloo waa police direction police affaire bi commencé am ampleur ci réseaux sociaux yi site internet yi commencé ko jël rajo yi commencé ko jël le lendemain presse bi doo ko bind alors que avant schéma inverse bi lañ doon am pression boobu am ñoom avant même ñuy diligenter yenn enquêtes yi ñu daal di tiit c'est ça qui c'est la police a paniqué ndax image yi nu mu grave ci gis-gis bu njëkk bi ñu daal di def communiqué pour relever le commissaire de ses fonctions lendemain bi ñu gisee intégralité bande bi xëy na ñoom mënuñu dellu ci décision bu ñu jël pour relever le commissaire mais xaw nañ quand même tempérer gis nañ ne moom jël nañ ko ñu nommé ko yóbbu ko fële alors xëy na mbir mi yàlla def na ci ndox mu sedd au-delà de l'émotion mais lu garaaw la parce que police dañu jóge ci traumatisme ñu bëri fàtte nañ ne 87 bi muy am problème radiation bi ci ay policiers 6 policiers ñoo jàppoon benn waay en garde à vue commissariat central waa ji mujj décédé ci garde à vue boobu ñu war leen sanctionner policiers yi ba daal di bañ ne kenn du leen sanctionner waa ji délinquant la du ñu jàpp seen nit di leen néewal doole mu gis musiba bu mu jur ba ñu radier tout un corps loo xam ne musul am te ba léegi bàyyi na ay séquelles ban jàpp naa ne loolu ci erreur yu gën a graaw ci nguuru Abdou Diouf la bokk parce que c'est des milliers de pères de famille qui ont été punis collectivement pour loo xam ne xëy na mënoon nañ ko jël à des proportions plus justes pour dire rek que police corps bu sensible la war nañ leen protéger parce que autorité su amatul loi du am mais ñoom aussi suñ la joxee autorité da nga xam nu ngi ciy user et leneen lu may terminer mooy le commissaire Sankaré moi le témoignage personnel que je peux faire de lui mooy que mus naa seq ak moom un incident bu mu opposé woon ak un agent mais man il m'avait traité de manière très correcte et très professionnelle ne nag nit kenn du mot ñun ñëpp tey njuumte muy yow imam tey mun nga génn fii léegi doon tey imam nga dag ñuy xutba kilifa nga tey benn waaye tey sa oto nga am noo génnee am nu mu la tontoo nga wax ko loo xam ne xëj na du la gënal mais fii man daf may dal fii ci rond-point Ngor dama mas a yéeg ci restaurant bi wàcc coupé rond-point bi waaw en pleine circulation ñi monté foofu dañoo daw ñëw rek fekk fi ma taxaw ne ma indi permis bi ma jox ko permis bi parce que man li ma def xaw ma ko rond-point bi laa coupé ma daw gaare dama dem ba ci moom fekk fi mu taxaw ci seen kaaf yi ne ko yow ku def lu toll nii nga jël permis dem doo seet dafa dof wala dafa am lu parce que ma en pleine circulation ma diw coupé rond-point bu toll nii ma ne ko war nga taxaw seet ma est-ce que lii ku licite dina ko def mu yëkkati permis bi jox ma ba léegi waxul ma kon ne dem taal ma kon ne pour woon la ne la mais maam loolu noonu nga jël outrage non yow lu toll ni agent nga naan ko ndax lucide nga non parce que dama ne ko lu toll nii nit waru ko def nga koy bàyyi mu jàll da nga war a jël permis bi taxaw xool kii lan moo ko tax a def lii mais dafa yëkkati permis bi teg sama loxo pour woon ne la am na ñoo xam ni tellement am nañu compréhension ci heure bu dara ñëwee mais Bara Sankaré
benn reproche rek xëy na du reproche sax njuumte la bu ñuy wax en tant que rek kilifa man jàpp naa ni mënoon na traité waa ji traitement bu gën a sévère sax ci waa ji ci ay sanctions te du ko defee noonu mooy na génn dem nee nañu dafa am ku ñëwaat jënd nangam nag mais comme moom yoon la toogal yoon la war a doxal li kee def ñaar ñee bu ñu traité lu dul yoon moom yoonam newu ci parce que moom yoon a ko war a dafa war a wax waa ji dinañ la corriger parce que def nga loo warut a def mais mën na dem jox ko convocation mu ñëw su ñëwee wala ñu yóbbu ko ci beneen instance mu wone ni dama taxaw jënd mu ne ma duma la jaay keneen ñëw mu jaay ko ñu traité ko ci façon boo xam ni mais dëgg-dëgg sëñ bi am lu la naqari jëli agent yoo xam ni réew mi leen di fay moomoo leen juróo leen utiliser sa problème personnel kuy ñaawlu jëf ji loolu rek nga ciy ñaawlu njaga ñu bëri nee nañ alkaati yi nag yéen a leen formé ci nguuru Abdoulaye Wade la réew mi tasaaro ci la mele nii réforme bi Macky Sall la ngi jéem di defar mais alkaati yi ci seen nguur gi la lii xewee depuis 2000 ba dëgg c'est damay bañ a dugg ci bilan parce que su ma duggee ci bilan wax la li Abdoulaye Wade def ci police avant 2000 ak après 2000 mën na nekkaat beneen émission comme ni ko li ci Barka wax moi je pense que loolu laa ci wax parce que au début bi ñu ko seetaanee tak gars yi dañoo commencé partager à la minute ñu demeet ko de ses fonctions c'est-à-dire pas radier ko ci police bi mais ñu remplace ñu jël ay mesures ci moom mais vidéo yi mujjee génn su fekkonte ni moo njëkk a génn mesures yi ñu ci jël sax ci moom duñ ko ci jël parce que tout simplement man vraiment tournure bi ma am après dama ci sax xaw a am gàcce parce que dem na ba wax ni li mu doon jënd moom ñu bañ ko jaay beneen nit ñëw na di jënd même médicament bi sans ordonnance ñu jaay ko mu tourné wax waa ji ne ko pourtant li kii di jënd moom laay jënd mu ne ko yow jaayatuma la sax faf donc ce qui fait que tamit ci kilifa gu toll noonu mën na am réaction boobu waaye toujours en est-il que yu mel noonu su amee yow ngay kilifa ñu nga ni force de l'ordre nga war a veiller à ce que nit ku ci nekk ci population yi di vaquer à tes besoins nekk di liggéey correctement te doo am benn njàqare doo am benn tiitaange jàpp naa ni ëpp na ci moom sax mu def échange de propos ak pharmacien bi waxuma laa nag di dugg ci biir bay woo renfort ñuy ñëw di jël si waa ji di ko yóbbu et jàpp naa ni si c'était à refaire moom du ko defaat parce que au moins kii te beneen bi ci des aussi dinañ ci jàngee ñoom yeneen commissaire ak yeneen agent de police yi bala ñuy def yenn réaction yi ñu ciy réfléchir bu baax. pourtant Barka dañuy wax ni ñun police bu xarañ tàggateer yu xarañ la ñu am ci àdduna bi dañuy kañ fu nekk comportement yi di am ci kaw tëli bi te nag boo seetee da nga naan police mais Barka ñun ñi ñëpp ku ci dugg ci police boo duggee commissariat bu Dakar wala nga dugg benn ko da ngay mel ni nekkatoo parce que ni ñuy traité nit ñi tamit léeg-léeg dafay xaw a parce que da ngay mel loo doon kilifa boo duggee faw sa fit xaw a rak-rak yi parce que ni ñu lay traité léeg-léeg nga seen xale bu ndaw ne yow puusal na le xam nga yooyu tamit Barka war nañu fexe ba ñu xam ni dafa am benn relation bu am ñoom ci askan wi lañ bokk ci buñ lay laaj permis suñ lay traité ci yenn man am na bis rek ma ànd ak benn xale Assane su ma rakk la permis ñu téye ko mais Barka dama mujj man ne fii am maanaam sa permis ñu téye ko sax nga ñëw di ko jël si dafa garaaw maanaam la fa nekk ci mbooloo kenn xamuluñ toll ñuy traité nit ñi d'une façon boo xam ni jàpp naa ni xëy na formation mën na baax xam-xam mën na fi am mais léeg-léeg avis de pouvoir day am mooy léeg-léeg tamit nga xam ni li nga yor askan wi ñoo la ko jox nga delloowaat leen un peu de respect mooy am nooy comporté ak ñoom yëg ni ñii rek ñoo tax ma toog fi nga traité leen façon boo xam ni ci wàllu administration loolu nag yemul rek ci police ak commissariat yi dafa dem ba ci mairie bi boo demoon tey ci mairie bi soxla dara da ngay am problème parce que du ñu la traité amuñu assistance bi war taxawu la accueil gérer la boo demee hôpital loolu moo fa am soo demee banque loolu moo lii nag bakkañ parce que incident bi police la hôpital nit ñaa ngi souffrir y a des gens yoo xam ni ñu ngi daj coono bu ne ci hôpitaux yi ak fu ne ban changement de comportement la Sénégalais yi police administration fu ne war nañu am beneen regard bu ñu am ñun ak ñoom ci diggante parce que man mi nekk police bu ma jógee maa am soxla hôpital ki nekk hôpital bu ñëwee moo am soxla police journaliste bi mooy am soxla banque banquier mooy am soxla ci journaliste donc war nañu xam ni réew mi ku ne dafa am foo taxawee mais nekkoo au-dessus de personne
li nga wax dëgg la je pense que problème mu accueil nga wax de manière globale ñëpp dañ koy vivre ci structure yi mooy ci structure parfois sax privée comme structure publique yi maintenant pour ce qui concerne spécifiquement force de l'ordre yi comme police wala ay gendarme soo seetloo bu baax comportement yu agressif yi plus ngay yéeg en grade moins nga koy gis loolu moo ci xaw a doy waar généralement agent yu gën a subalterne yi du ñëpp mais ci foofu ngay gën a gis yenn comportement yi mais sooy yéeg ci hiérarchie bi généralement fa ngay trouver ñu gën a compréhensif parce que seen jàng sori na ils ont de très bon diplôme. waaw mais barke un commissaire boo xam ne tamit nekk commissaire jaar ci jaar bu kawee nekkul tamit ku ndaw. waaw te li xew moom moo ko def. waaw mais xam nga tamit neexul ba neexul nag même bu fekkee ni dañu jaay ci kanamam loo xam ni ki lu mu doon wut moom ki jaay nañ ko keneen. man dama jàpp ni comportement am warul nekk saafaraal ko boppam foofu. waaw xam nga nag mënuñu jël kaw commissaire Sankharé bi. ñu généraliser ko d'accord pour tous les commissaires. waaw mais dama jàpp dama ne en général. ñu gën a jàng ñu gën a jàng ñi. ñu gën a jàng ci la loolu di gën a néewee. ci foofu lay gën a néewee parce que généralement ils sont mieux niveau bi formés day dëgg la am na ñenn niveau yi ay cadre lañ ay intellectuel lañ maintenant ñenn ñi nga xam ne ñoo gën a nekk ci suuf ñi ñoom ñooy gën a am déficit boobu soo demee même ñu ngi wax police mais même comportement yenn ñu ñuy wax ASP yi rek nga xam ne ay auxiliaire la ñu ci bëri tenue bi daf leen di jay te pourtant nekk ñu de vrais policiers mais ay auxiliaires lañ duñu sax ay auxiliaires dañu ñëw pour dimbali police amuñu yenn prérogatives yi mais parfois on a vu leur comportement donc de manière générale pour man lu koy safaral abi yooyu dina am partout te du Sénégal kese soo demee États-Unis seen police am nañ yeneen problème c'est des policiers yoo xam ne jàng nañ formé nañ leen mais nu ñuy appliquer loi selon quartier yu ñu nekk gis yenn noirs yi balaa ñu leen di arrêté soo gisee tout le temps ñu leen rey nañ benn noir ci simple contrôle wala ay affaires yu mel noonu France am nañ ay commissaires ak ñoo xam ne dañuy jàng comme ay commissaires néré nekk de très grands policiers yu ñu jàpp ci trafic de drogue donc problème bi du problème mu Sénégal kese ci nit ñi la ci comportement la mais n'empêche que war nañ ci jàngat yu mel nii su amee ñu taxaw seetlu quel est le problème pour ñëpp saafaral ko Ndiaga waaw mais imam man nag pour man comportement yi nga xamante ni tey moom la force yi am ak population yi même si parfois parce que aussi ay cas la mais chaque jour ñu ngi dëkk ak ñoom et ñu gis ne ci yenn cas yi ñu ngi ci am ay taxawaay yu am solo aussi loolu moom il ne faut pas que ñu koy nier beneen bi ci des mooy suñu force yi comme li nga wax un peu partout en Afrique dañuy wax ne intervention yi nga xamante ni moom la ONU di envoyé Nations Unies ak ñoom seen taxawaay ba ñu fay am day nekk taxawaay bu ràññeeku léeg-léeg nag mënul ñàkk ci dëkk. parce que aussi Ndiaga problème bi nekkul problème mu maanaam problème comportement moo am. waaw moom laa la wax. c'est-à-dire policier bi le policier. c'est un humain. et ñun ñëpp nous sommes tous limités yàlla rek moo mat. amul kenn koo xamante ni tey. mën nga wax ni du ma def erreur. ci suñu émission bi. mais Ndiaga moom li mu nekk c'est vrai que c'est un humain. amul ku mat mais su dul woon commissaire du ko saafaraa noonu. waaw dafa utiliser pouvoir. mais am na ñu. noonu rek lañ ko mën am na ñu dem ci bërëb. utiliser daf fay comportement yu gën a graaw comportement bu commissaire bi. te bokk duñu sax waxuma la commissaire mais duñu sax force de l'ordre c'est-à-dire nit ku ci ne. ak ni la yàlla bindee ak sa tempérament ak sa personnalité tey xëy na peut-être moom Barka wax na tout à l'heure que am na daje bu ñu am ñoom ñaar mu gis un homme correct et responsable mu traité ko waaw tey yàlla wane na boppam ci moom wane na ko ne ko man maa mat kenn matul def na erreur léegi nag dama ne bu fekkonte ni suba bu même situation présentée wu témoigné noonu. voilà boobu responsable la woon sécurité mu ngi noonu. bu fekkonte nag suba dafa duggaat ci beneen boutique. defaat la même chose. su boobaa waxuma la dañ koy raje mais dañ ko war a yóbbu tribunal. parce que dañoo xam ne nag lii tayeef la def lu la neex la. mais bii mën nañ ko jàppee erreur te man personnellement. jàpp naa ni mën nañ ko jéggal. beneen bi ci des mooy
comportement ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy citoyens yi ñuy aar suñu diggante ak police bi warul nekk kii boo xamante ni dañ naan par exemple alkaati du bàyyi dóor ba tax ñun duñu bu ñu rombee boo rombee policier muy ñëw sax nga dévier teggi di foog ne bu yegsee ci yow mais alors que demeewul noonu daf fi war a nekk pour veiller ci sa sécurité veiller pour que ngay voyager di dem di ñëw parce que aussi quoi que l'on puisse dire ñoom dañ leen fi teg pour que nit ñi am jàmm nag soo ko amul waxuma la dem ak a ñëw mais émission bu yegg sax mën doo ko Barka pourtant nag xarañ gu ñu xarañ tax na Gambie yónnee nañu lu mat 150 ci seen armée ñu ñëw fi pour def formation actuellement pour protocole présidentiel bu Adama Barrow. loolu lan lay firi mooy Gambie mi ngi wane ni relation ak Sénégal parce que tamit xam nga loolu nekkul lu ndaw. kii war a yore protocole présidentiel ak nekk gérer lépp luy sécurité wu président bi loolu nekkul lu ndaw kenn du ko jéggaani ci réew mu wóoluwul. déjà wane na ni Sénégal ak Gambie relation yi rafet na mais wane na ni tamit xam-xam bi nu soxla ci armée Sénégal mi ngi fi. yow xam nga Gambie peut-être loolu lan ngay jàng da ngay jàng ni relation diplomatie bu Sénégal Gambie ak relation yi dafa dox ba tax Gambie def loolu mais mënoon nañ ko wuti feneen. donc ñaar feeñ na ci benn bi mooy suñu réew xam-xam a ngi fi. beneen bi ci des relation entre Sénégal ak Gambie mi ngi wone ni gën na dëgër. waaw pour man loolu prolongement wu lu xew après chute Yaya Jammeh bi la rek. te Sénégal fës ci lool. am taxawaay bu. parce que je pense que CEDEAO moo fa nekk ba léegi. CEDEAO moo fa nekk. mais ci sécurité Adama Barrow depuis le départ. Sénégal la ko yore et plus précisément waa GIGN. man gis naa leen fa plusieurs fois kër Adama Barrow. ki jiite foofu garde personnel bi. c'était le capitaine Camara léegi commandant la. mu nekk ay nit ñu xarañ. ñu professionnel. wane fierté représenter Sénégal foofu noonu ci Gambie. ginnaaw loolu aussi sénégalais yi ñu ngi Kanilaay. te mu nekkoon village Yaya Jammeh am na détachement sénégalais yoo boo xam ne ñoom ñoo assurer foofu sécurité bi. donc mun nañu wax ne ci lu ëpp daal ci force CEDEAO yu fa nekk yi Sénégal dafa fës. ñoom ñoo yore tey sécurité Adama Barrow. et loolu dafa am lu ko lal. parce que président bi fa nekkoon. ay nitam. waaw dañu bëri woon ci armée bi. te ba léegi malgré que jóge na fa. mais ay ñu fa amoon ay ndombo tànk. yore woon ay poste stratégique. dañu continuer nekk ci armée bi. te mënuñoo ñëw rek ñu génne leen. ñu ber leen parce que dañ naan Yaya Jammeh lañ fa nekkal. am na sax ñu fa jota woon arrêté. ay militaires yu ñu soupçonné woon ne. ñoom ba léegi dañu bëggoon naxasaxal nguuru Adama Barrow. donc problème sécurité bi dafa nekk problème bu sensible. et Adama Barrow dafa compter trop ci CEDEAO mais surtout ci Macky Sall. pour mu formel ko ay éléments yu bees. et surtout ci sécurité présidentielle bi. Barrow su buggee toog. te amul kaaraange. wala amul ay nitam moom yu mu wóolu. su toogee tamit ci ay nen lay toog. et loolu moo tax ñuy jël ay contingent leen indi ci dëkk bi nga xam ne moo leen gën a jege. gën a sës ci ñoom jàppale leen ci seen intervention bi. pour mu former ay nitam. fanaan loolu moo tax ñu indi 150 éléments yooyu. puis lu baax la. ak lu rafet la. ci diggante ñaari réew yi. yaakaar naa ne day gën a. rattaxal diggante bi. parce que ñun aussi dañu am intérêt. pour que Gambie am stabilité. waaw parce que pour ay raisons stratégiques ay problème mu Casamance. problème mu sécurité Adama Barrow. suñu problème mu sécurité intérieure la d'abord. effectivement. macha allah Barka mën naa la bàyyi nga tàggatoo waale ba soog a jox Njaga diine ak xew-xew yi. la émission bi tudd. nga nekk ci kër gi nekk fi kilifa comme ni ñu fi recevoir keroog. Daouda Mine bu IGFM. Seydou santaane ko ne noonu la ko kilifa gi sante ñu ngi ciy jàppale nag bu baax taxawaay bi ci wàllu rédaction beeg groupe beeg ñëpp. ban kàddu ngay wax ak émission bi ban gis-gis nga ci am balaa ngay tëj incha allah. mais lu dul kontaan ci lu mu ci participer mais surtout di la ñaax. que
dara yombul. dëgg la. Mais ni muy débuté nii dal na suñu xel macha allah et que bul bàyyi. bul xaddi. liggéey rek am solo. tey yaa ngi nekk peut-être sa deuxième wala sa troisième émission. deuxième numéro. tey soo xoolee ci paysage audiovisuel bi. émission bu nga xam ne bokk na ci yu ñu gën a suivre. jàkkaarloo la. dëgg la. ñun fekkee nañu début jàkkaarloo. metti woon na. mais tey dem na ba jur li mu jur en terme d'audience. man jàpp naa aussi ne émission bi nii mun na dem ba nekk ay émission de référence. dara mënu ko empêcher. alhamdulilah. liggéey rek am solo. liggéey professionnalisme. macha allah. loo def xeeb ko. incha allah. am ay invités yu am solo. comme sama xarit Ndiaga. et puis le meilleur est à venir quoi. yàlla baax na. jërëjëf Barka. Ndiaga Diaw lan ngay. ok jërëjëf imam vraiment mbégte am contentement. partagé ak yow émission bi. comme li sama xarit Barka Ba wax. liggéey boobu mu wax. jàpp naa ni daf la ciy ñaax rek waaye daanaka ci liggéey la ñu la xam. waaw ci liggéey beneen bi ci des fonk say émission ak sacrifice yi nga ci def yëpp parce que xam nañ ne daara internat nga yor. ba pare di jiite ci université bu Thiès. mais terewul gëdd bi war ci émission bi ak coono yi ci war yëpp yaa ngi ko ciy def. donc ñu ngi lay encourager bu baax. di kontaan nag bu baax vraiment partager également plateau ak Barka. macha allah parce que li ma ko wax man du ma wax lu ma gëmul. dëgg la. ma ko suivre depuis émission boobu. yàgg na. woon ëpp na fukki at. mais boobu ba léegi dama koy suivre ay plateau am su may zappé bayam ci moom sax damay toog déglu ko. des fois li muy wax du ma ci d'accord du ma ci mais dama koy suivre parce que aussi loolu mooy man Macky Sall heure bu may zappé sama télé bay yem ci Macky Sall damay arrêté. damay taxaw déglu ko ba mu pare. ma soog a continuer. non du sama mag parce que la muy wax dama ko ànduma ci d'accorduma ci mais foog ma déglu ko pour mën a après apporter ay réponses oui. d'accord loolu la politicien di def. donc maa ngi remercier waa TFM religion yëpp seen caméraman yi di nuyu également Gagne Siri suñu jigéen moom aussi vraiment depuis boobu ba léegi mi ngi doon coordonné ak ñun. di ñaanal président Abdoulaye Wade yàlla may ko wér. yàlla defal ko wér. man du ma ko ñaanal wér laa koy ñaanal parce que su fekkente ne ci côté. trahison yi lim ci vivre bëri na mais terewul ba léegi mu ngi taxaw góor dëgg la waaw di ñaanal secrétariat national bu bees bi yéene bi ñu ci am te ñu war ko dérouler fii ak ay fan yàlla na ko yàlla mottali merci beaucoup waa Rési defe naa ñu ngi naan ma loolu nga wax la Nelson Mandela wax boo bëggee nit ki da nga koy déglu boo ko bëggul tamit da nga koy déglu pour mën a jëriñu ci ay waxam ñu ngi gërëm ñëpp mbokki téléspectateurs yi yéen a ngi àndandoo woon ak ñun ci diine ak xew-xew yi ñu doon jàngat tey crise bi am ci biir PDS moo tax ñu invité Ndiaga Diaw ñu amoon suñu analyste consultant en même temps ci suñu càmmoñ muy monsieur Barka Ba ngeen xam ko bu baax ñu bëgg ci partager ak moom plateau bi deuxième point bi dégg ngeen ko waxtaanee nañ ko muy wàllu sécurité ak li xew ci pharmacie bu Patte d'Oie ak commissariat bu Parcelles jàngat yooyu yëpp nag liñ ci jublu rek mooy wax ni réew mi lu fi xew ñëpp a ko bokk kenn ku ne war na ci indi sa xalaat en tant que journaliste kenn ki indi ci xalaatam en tant que religieux bi kenn ki indi ci xalaatam en tant que politique su ko defee yooyu ñu dajale ko mooy nekk synthèse kenn ku ne na nga koy jàngate nag nga jëriñoo ko diine ak xew-xew tey monsieur Ndiaga Diaw la recevoir oon ak Barka Ba ñu àndandoo woon ak yéen ñaan sunu borom yal na yàlla may nu fekkewaat ajjuma bii di ñëw àndoon nañ ci caméra bi ak suñu mbokk Yaya ak suñu xarit Boubacar ak Abdou Khader imam Abdou Khader yaa Barka nee na naa wax imam Abdou Khader dëgg la tur bi rëy na xam naa Boubacar dina ma ne waxal imam Boubacar ma ni waaye kon imam Boubacar ak imam Yaya rek xam naa ndaw imam yu bëri